naataango bu tàmm di wax baat bu am solo nee na ku artuwul di nga àtte wolof Njaay ne magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko ndax boo xamee te waxoo moog dara yem. alors lii nag Jamra waxoon na ko en 1998 1999 l'an 2000 dañu duutoon baaraam sa benn naataango bu siiw bu nekkoon RTS waaye comme que génn na àdduna par pudeur du ma tudd turam duutoon baaraam organisation Miss Sénégal yam fi doon def ak Miss Jongama Jamra indi ay firnde yu wér ne nekk na buntu yàqute pour jigéen ñu bari nga xam ne ay proxénètes ñoo infiltré woon milieu bi di defloo jigéen ñi de la prostitution de luxe promoteur de spectacle boobu dal suñu kaw presse bi ànd ak moom dal di diaboliser Jamra alors voilà que l'histoire nous donne malheureusement raison ñun bu ñu sañoon histoire bañ ñu jox dëgg ndax lii lorange la pour jigéen ñi nga xam ne suñu ay doom lañu suñu ay jarbaat lañu suñu ay jigéen lañu suñu ay tante lañu te ñu daanu ci ndëgg sërëx yi ndax kenn mënu woon xalaat ni li tubaab di wax que l'aveu est la reine des preuves que benn miss ci làmmiñu boppam kenn saxalu ko suukar kenn wañaarul loxoom mooy ki remporté couronne bi ci édition 2020 bi kenn mënul woon xalaat ni dana def des révélations aussi graves ci anam yi nga xam ne piégé nañ leen ba dugal leen ci mbir mi lalal leen ay ndëgg sërëx ba yóbbu leen ci ay hôtel boole leen ak i naar yu jël avion jóge Dubaï ñëw di seq ak ñoom ndaw saa ngi ni la ko dal d'après ni mu expliqué viol la ba ëmb topp ci doom jaa ngi ni am na juróom weer te ba léegi kenn xamul kuy baayam alors kon nag defe naa jot na comme que lu ne fàng kenn du ko jeex dañu daan wax naan Jamra à l'art de tout gonfler léegi ña nekk ci milieu bi ñoo def des aveux de taille alors jot na nag procureur jël matuwaayam ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne artu bi ñu artu woon démb pour ñaan ko mu autosaisiru procureur def na ko waaw léegi nag na ubbi une information judiciaire waaye nag dafa war a am lu ko jiitu mooy na dissoudre d'abord par mesure conservatoire comité d'organisation Miss Sénégal en commençant par leur retirer leur licence waaye en tout cas ñun Jamra li ñu yoon may dinañ ko jël ba mu jeex takk ndax fii may wax ak yéen ni ñu ngi nii jëm ci suñu avocat maître Moussa Sarr moom la ñu bëgg a constituer partie civile pour porter plainte ci naka réeréwu leen mbir nii que la loi 2020 05 du 10 janvier 2020 dafa criminaliser le viol waaw yow nan ngay nekkee président comité d'organisation nga sàggan ba ñu jàpp doomu jàmbur yi di leen yàq ba viol am ci ba ëmb am ci nga waroon yëkkati ay kàddu defal leen dalal seen xel uuf leen njaboote leen amoo dara loo wax lu dul naan ku ñu violé yow la neex voilà loolu la tubaab tuddee l'apologie du viol maanaam ngay kañ di def la promotion des violences sexuelles voilà yemuñu ci loolu fii ñuy wax ni am na une équipe d'une demi-douzaine de responsables du bureau exécutif de Jamra ñu ngi dans la capitale dakaroise pour di rencontrer des responsables des sociétés commerciales yi daan sponsoriser comité d'organisation bi pour ñu retirer seeni subventions waaye ñu ngi gërëm CFAO Sénégal CFAO Motors bi nga xam ni Jamra jotukaa gis sax waaye jot na jël les devants ba annoncé na tey ci benn communiqué en date du 19 novembre que retiré na son soutien financier et logistique ndax nangu nañu oto yi ñu doon jox comité d'organisation bi yëpp ne ñëpp a def noonu Miss Sénégal ak Miss Jongama dakk fii ci Sénégal ndax buntu yàqute la te dootul waxi Jamra ndax yëf yaa ngi ni ne fàng te fi mu ne Fatima Dione moo wax waaye les langues vont se délier dans les jours qui viennent incha allah ndax lii feeñ c'est la partie visible de l'iceberg